infotainment bi ñu leen di proposé bis bu jot diggante 11h45 jàpp 14h30 ci télévision Futur Média 11h58 mooy doog a jot bis bi tey tombé na ak 30 août 2022 muñ leen benn jour moo ci des pour ñu jeexal août oui moom du lekk jëwam parce que d'habitude dañuy faral di wax ni weer la bu metti weer la boo xamante ni aoûtkat yi dañuy banque voilà donc bu dee da ngeen banque wala bu dee dañoo banque nañu muñ benn bis moo ci des tey le 30 suba le 31 après mu jeex ñu doog a dugg octobre voilà octobre aussi dafay coïncider ak ñuy préparer rentrée des classes non pas octobre septembre plutôt voilà donc il y a une partie des élèves yu nar a reprendre yoonu école en attendant ñi nga xamante ni ñooy suivre programme français donc léegi ñu jeexal août bi dugg septembre voilà donc tey le 30 suba le 31 alors on a préparé comme d'habitude ay sujets yu am solo et puis dinañu am invité démb Baxaw moo fi nekkoon jaar fi doon ñu présenter Lala K son nouveau single qui cartonne mu jàllale itam message bu am solo boo xamante ni ba léegi ñu bëre nga koy waxtaane tey itam on va recevoir un autre artiste boo xamante ni bu dee ci ëttu sunu mbokku chrétien yi mën naa ko considérer comme Mouhamed Niang mu Serigne Saliou mooy seen Mouhamed Niang wala mooy seen Ndiogu Afia Fulgence Gakou viendra nous voir il est en train de préparer moom itam un grand événement xam nga bu dee ci diine catholique bëri na ay cant voilà seeni spectacle bu ñu ko dee def moom lañ ci wóolu donc il viendra nous voir pour nous en parler et puis xam ngeen ni chaque mardi dañuy ànd ak Orange ci seen jeu Mega Win jeu bi nga xamante ni daanaka semaine bu jot mu defar benn millionnaire fii ci Sénégal bokk ci nag yomb na miin ngeen ko da ngeen di yónnee win ci 22 7 22 chaque jour ngeen mën a gagner 100 000 chaque semaine ngeen mën a gagner 1 million plus auto 10 millions ak kër goo xamante ni Orange daf ko teg jagleel ko ay kiliyaanam donc Mamadou Ndaw viendra pour ñu amal tirage bi comme chaque mardi ci midi plus bi et puis parmi sujets yu ñu leen préparel démb la ñu dugg premier safar en attendant 18 safar màggal gi nag daanaka àddina ngi koy préparé tey ci fajar gi rek wala ci suba si sànq jot ngeen a gis plateau yu am solo yi nga xamee ni tàmbali nañu ko pour vous permettre ngeen dund màggal gi at bu jot ci télévision Futur Média avant màggal pendant màggal ba après màggal da ngeen koy dund détail par détail at bu jot nag ku tedd ki fi nekkal Cheikhul Khadim di Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te ànd ko kuwér laata màggal dina def ab déclaration ay kàddoom cof nañ ci tuuti dinañ leen mosal ci yenn yu ci am solo nga xamee ni sang bi jot na ko fésal jëm ci waajtaayug màggal gi Serigne Mountakha Mbacké mu ngi ñaax taalibe yi ngir ñu delluwaat ci santaanek sunu borom ak yenn ci ay recommandation yu Serigne Touba loolee xam naa dinañ leen ko tegal ci kanam tuuti bu ko defee ngeen mën ci bàyyi xel et puis waajtaay gi bokk na ci taxawaayu UCG par exemple ci nettoyage ak tonni mbalit ak ñoom seen lu ëpp 400 jeunes ñoom la ñuy mobiliser pour accompagner taalibe yi ci lépp loo xam ne ni jëm na ci wàllu cetaluk Touba avant pendant et après màggalu Touba daañu déglu ki nga xam ne ni mooy coordonnateur bu UCG ci micro Papa Balla Gaye ak Talla Samb moom nag mu ngi wuyoo turu Mass Thiam taxawaayu UCG ak mbalit meeg cetal gi foofee ca Touba naka la nar a demee loolee dina ci indi ay leeral bu ca kanamee tuuti et puis vous aurez votre journal du web Mamadou Ndiaye lañ ci àndal ak Merry Bey Diouf yi xew nag internet bokk na ci waajtaayu màggal gi hashtag bi 18 safar la ak fu waay mënti ne yaa ngi koy dund et puis dinañu ñëw ci ab vidéo bu ñaaxarañ loo viral depuis déjà quelques jours naka la mbir yi demee on en parle tout à l'heure ak li nga xamante ni moo xew biir internet et puis rédaction bu télévision Futur Média ci biir Midi Plus bu ñu demee ba benn waxtu jot daañu ànd ak yaayu Cheikh Tidiane Fatou Kiné Dem elle est en train de se préparer bu ko defee bu benn waxtu jotee mu ñëw jébbal leen xibaaru diggu bëccëg gi donc en gros c'est ce qui vous attend tey ci Midi Plus bi xanaa profito ci rek massawu sunu mbokk yu télévision nationale puisque ñàkkati nañu keneen koo xamante ni bokk na ci nit yi gën a mag ci wàllu média fii ci Sénégal bu ngeen xàmmee wut kanamam peut-être mës ngeen a dégg turam Lamine Touré la tudd man mi bokk naa ci ñi nga xamee ni
ci formation wam la jaar c'était un grand formateur radio un très grand journaliste bokkoon na ci kilifa yu télévision Futur Média astafurlah télévision nationale plutôt moom Lamine Touré donc Sénégal ñàkk benn baat boo xamante ni ñu ngi ko gënoon ràññee au début des années 80 il fut mon directeur quand j'étais à Dakar FM où il était le directeur ba noppi itam bëri na ci ay journalistes yoo xam ne yéen a ngi leen di dégg ñu nekk ci ay rajo Lamine Touré moo leen formé foofee ca CESTI bi ñu déggee nag génnuk àddinaam démb daanaka képp ku ko xam wala képp ku nekk ci média journaliste ou animateur am nga lu la bett bërki démb la ñu ñàkk Pedre Ndiaye ñu yeewooti ñu wax ñu génnuk àddina ki nga xamante ni moo di Lamine Touré on va vous proposer quelques témoignages de ses proches ñoom it am mbetteel parce que démb ci lundi bi la ñu doon amal levée du corps bi ca Pikine Aminata Mbaré Sow ak Abdoulaye Anne ñoo fa demoon. amateur ci wàllu rajo nekkoon tamit journaliste RTS rajo daal di dëddu mu doonoon ku ñu xàmmee lool ci formation mu doonoon ku ràññeeku loolu ci former ay journaliste ci wàllu rajo. Lamine Touré professionnel la ku bëgg liggéey bi ku fënk liggéey bi maanaam moom dafa liggéey ba dee parce que yàggul bu mu décroché CESTI mais malgré cela Lamine Touré du bàyyi déglu rajo da koy déglu régulièrement man daf ma doon woo presque chaque semaine daf ma doon woo dañu doon échanger ay messages ci WhatsApp su ma jotulee mu bàyyi ma message après ma rappelé ko mais lu mu doon wax mooy jeunes journalistes yi dañu war a bàyyi seen xel ci liggéey bu ñuy def. sunu mag la ak sama taaw yaay ak sama taaw papa bëgg si ay rakkam bëgg famille am diñu xittal ci honnêteté diñu xittal ci franchise diñu xittal ci maandute. RTS rajo bi nga xam ni jot na fa jaar centre des études d'information di CESTI foofee yépp mu jotoon a jaar daal dina fay bàyyi ay mandarga. Lamine Touré dans les années 80 non seulement c'était un grand reporter un reporter de terrain loolu la gën a préféré que présentation journal mais da doon animé émission bu mag bu tudd forum et toujours téléphone bi su sonné su décroché mu ne Lamine Touré j'écoute. mu doonoon ku xarañ lool ci wàllu liggéeyam bàyyi woon xel bu baax a baax ci détails yi surtout booy def lii di rajo. dafa nekk koo xam ne dafa ubbeeku nangu nag sacrifier boppam ci lu leen mooy ci xam-xam te bokkante xam-xam parce que tamit mun naa ñàkk nit xam ba pare jël xam-xamam di ko joxe même bu déggee dara nga wax ko rajo mu xam ne li nga wax du noonu du expression boobu. day jël téléphone am woo la te mun naa ñàkk. tey jile Lamine Touré dëddu journaliste muy Sénégal wala sax ci yeneeni réew ñëpp di jooy ndaxte waa jile doonoon na koo xam ni formé na ñu bëri ci wàllu rajo muy CESTI wala sax ci yeneen école de formation. va donc journaliste formateur Lamine Touré donc Sénégal ñàkk baat yi gën a mag ñu ràññee woon ko au début des années 80 xam nga léegi xëj na xale yi ak seen jamono waaye démb itam amoon na ay vedettes ci wàllu rajo ci wàllu télévision booba tàng y avait pas internet comme ni mbir yi tasaaroowee mais à l'époque pour nit wax rajo sax dafa daan metti pour nit jàll ci télé def fa émission wala nekk fa sax chroniqueur animateur ou journaliste il fallait être vraiment un bon professionnel ñu former la comme il faut donc ñoom loolu moo mus a nekk seen ay objectifs et ñu ngi massawu képp koo xamante ni jot nga ko xam moom Lamine Touré il a formé beaucoup de journalistes ca université foofee nga xamante ni mooy CESTI et puis nekkoon ci kilifa yu RTS télévision nationale diggante Triangle Sud ak 58 boulevard de la République ñu bëri miin nañu taxawaayu ki nga xamante ni moo di Lamine Touré ñu gërëm bu baax Aminata Mbaré Sow mi nga xam ne ni moo ñu teewaloon ca levée du corps ba exactement midi 8 mooy doog a jot fu añ bi toll wala teel na am na ci ñuy teel a sóor ak ñu yéex a sóor man nag bu dee sama classe gi ci sama ngéwél sama kër ay 15 heures la ñuy sóor añ bi jëm tàkkusaan yëfi géwél bu dee kër Pape Lam nag ñoom 10 heures et demi ñu sóor midi keng bool keng loolu dafa xewi sax waaye ba léegi am na ñu koy dund de am na ñoo xamante ni midi ils sont à table
voilà donc pendant que ngeen jël seen pause ànd ak ñun ñu ngi gërëm bu baax waa Socabek alors Socabek nag chaque jour ma wax leen yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg bokk ci ñi am boutique ci centre commercial bi nga xamante ni mu ngi marché HLM benn place ñoo ngi koy jaayee 15 millions c'est pas cher du tout ndax nag boutique la yoo xamee ni 12 mètres carrés la ak toilette ba noppi itam foofu zone bu baax la marché HLM ku ne xam na ni zone bu baax la donc boo fa amee boutique ci biir centre commercial bu mucc ay boobule day gën li neex nag mooy 50% ngay joxe comme apport li ci des ngeen dóor dàqe ko ci fukki weer ak ñaar le temps travaux yi di pare bu dee bëgg ngeen réserver pour am boutique ci centre commercial boobule mën ngeen woote ci 33 889 30 99 wala ci 33 889 35 35 18 safar. oui lu waay di jàmbat réew mi yëpp wala àddina moom la ñuy préparé taalibe murit yaa ngi jógee fu ne daanaka bitim réew képp koo xamante ni bëgg nga ko fekkee roppalaan yi bateau yi oto yi ñëpp a ngi wàcc li nga xamante ni moo di màggalug Tuubaa gi démb rek la sunu équipe yi tàmbali di dem di xool liggéey bi ñu fa fas yéene amal ren. ndaxte at bu jot dañ leen di permettre ma fàttaliwaat leen ko ngeen dund li nga xamee ni moo di màggalug Touba xalif bi nag Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ko ku wér mu ngi exhorté taalibe yi pour ñu delluwaat ci yàlla ba noppi itam gën respecté yenn ci ay digle yu Cheikhul Khadim mu ngi woo itam fidèles yi ñu gën a respecté tere yi foofee ci dëkk bu sell boobule xalif bi itam. mu ngi laaj ngir ñu organiser ay séances de lecture de Coran jàngal Alxuraan dans le cadre des préparatifs du màggal donc lu jëm wala lu aju ci wàccaayug màggal gi sang bi nee na nañuy jàng Alxuraan loolee mu ngi bokk ci ay kaddu yoo xam ni fésal na ko ginnaaw ni mu koy defee at bu jot bu màggal gi teroo di déclaration ñu déglu ci tuuti. mu ne bis bu màgg bu rëy mi ngi ci kanam. sant rek ñu ci war. boo xam ne sant rek ñu ci war. cant gi ñu ngi koy tàmbalee ci sant sëriñ bi. santale ko. santale ko. sëriñ bi moom. wàccoon na ak njaboot gépp. lu mat a def rek def na ko. diggante ak njaboot gi. lu mat a wax na ko. diggam ak njaboot gi. wàccoon na ak ñi mu seqal boromam ñëpp di gaay yàlla yi. ñooy ñi am tawfeex dëkk ak sëriñ bi. loolu mooy ñi nga xam ne am nañ tawfeex dëkk ak sëriñ bi. muy waa dëkk bi. ak ñi nga xam ne dëkkuñu ci biir dëkk bi. ak ñi nga xam ne dëkkuñu ci biir dëkk bi. tey doxinu àdduna. tey doxinu àdduna. ñoom it dara warul leen. lu doyloo sëriñ bi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. nee na mas naa koo wax ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. boobu président Macky Sall mi ngi toog. bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. ni ko sëriñ bi bëggee. ak lu kër ji bari bari. ak lu kër ji bari bari. ñàkk barke rek lay indi. ñàkk barke képp lay indi. ñàkk tuyaaba. kon lañuy musal ci loolu. musal ci loolu. ñu jéem a xam sëriñ bi. ñu jéem a xam sëriñ bi. nekkal ko ci li mu bëgg. nekkal ko ci li mu bëgg. kenn ku ne ci nun nag. feek bis ba. bépp taalibe. képp ku bëgg sëriñ Touba. ak képp ku bëgg sëriñ Touba. na nga am pasteefu. jàng ab kaamil. tàmbalee ko cant gi. cant gi ñuy war a sant sëriñ Touba. cant gi ñuy war a sant sëriñ Touba. ak di ko ko santale. kenn ku ne. na am pasteefu jàng ab kaamil. boo ko mënee. tàmbalee ko cant gi. ak cant léegi. ku yàlla dogal mënoo ko. ku yàlla dogal mënoo ko. am na ñu ko mën ca sawet. am na ñu ko man ca sawet. nga seral xolub ku la ko jàngal. nga seral xolub ku la ko jàngal. loolu yaakaar naa ñëpp mën ko def. mu nekkoon aslëf ci déclaration bu xalif général bi
Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ku wér li ci des xam naa ni dinañ leen ko tegalaatal en intégralité ci télévision Futurs Médias donc loolee mu ngi jëm ci ay kàddoom ci waajtaayug màggal gi nag du xalif bi kese am na itam yeneen ni nit yoo xam ne ni la ñu leen dénk ñoom it ñu ngi wàcc ngir wone seenug taxawaay bokk na ci waa UCG ñoom nag jël nañu dispositif yu am solo comité d'organisation bu important matériel la ñu génnee ngir cetal gi ci dëkk bu sell boobule di Touba lu ëpp 400 jeunes la ñuy mobiliser pour accompagner talibé yi ci cetal gi ci lu jiitu màggal gi bisu màggal ba bu màggal gi teroo ma bëggoon ñu déglu tuuti ci ay kàddu ki xam ne ni moo ko jiite di Mass Thiam mooy coordonnateur bu UCG ñu déglu ko ci micro Papa Balla Gaye ak Talla Samb suñu équipe yi nekk Touba. pour ñun pour bokk ci liggéey bi ñu jot ci nag ndigalu président de la République monsieur Macky Sall. mu jaarale ko ci suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow mi nga xam ni moom waroon na fi teew tey ngir jëmmal délégation bi mais dafa am ay contraintes moo tax ñëwul mu digal ñu daal ni ñu lépp loo xam ni sëñ Touba sëñ Mountakha mi fi toogal sëñ Touba itteeloo na ko ci wàllu propreté na ngeen ko def moo tax ñu gàttandu ñëw jaar ci suñu bunt sëñ Abdou Latif sëñ Cheikh Mbacké Abdou Latif ñëw jaar ci moom niñ ko baaxoo di def moo tax ñu ngi koy sant bu baax ci ouverture bi mu am ci ñun ak jàppale bi mu ñu jàppale fii ci Touba. ñu góorgóorlu nag ba mobiliser nañu ñeent fukki oto yu mag mu waxee oto yu mag nag mooy ay pelle mécanique ay bennes tasseuses matériel lourd boo xam ne nañ ko mën a comité d'organisation bi dañ koy teg ci loxoom ngir ñu mën ko yóbbu ci quartier yi pour mu mën a jàppale nit ñi ci wàllu propreté. bu loolu weesoo aussi mobiliser nañu 3500 unités yoo xam ne ay matériel de nettoiement la lu demee ne ay pelle ay balai ak ay brouette ndax loolu am na solo ndax Touba gis nañ ni bu weesoo UCG population yi ci seen bopp ñooy jug di bale di nettoyer dëkkee ci loolu donc bu ñu leen jàppalee dina gën a yombal liggéey bi. beneen bi mooy aussi wut nañu ay gants ak ay masques ngir mën a dimbali pèlerins yi lu toll ci 12000 unités ak aussi personnel bi incha allah dinañu mobiliser ñeenti téeméer sax 400 xale yoo xam ni dans le cadre du programme xëyu ndaw yi dañ leen indi fii ci Touba ngir ñu mën a commencer liggéey ci nettoiement bi dinañu seet sax luñ ci mën a dolli. moom kay lu ci waaye def ku tedd ki fay la loolee nag di ay kàdduk ki xamee ni moo di Mass Thiam coordonnateur bu UCG ñu doon ko déglu ci micro sunu équipe yi nga xamante ni ñoo nekk fa Touba ñoom nag dalal nañu xel daanaka mobiliser nañu ay ndaw yu bëri ngir cetal gi ca waajtaayug màggal gi bisu màggal ba bu màggal gi passé loolee ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax di ndokkeel nag sunu sang yëpp foofee ca Touba ñu ngi leen di ziar xam naa ne noppaluwunu benn yoon bokk na ci sëñ Abdou Samad Mbacké ñu ngi ñaan moom it mu yàgg fi lool te ànd ku wér borom alxuraan jekk rek naa ni yàlla nee na moom sunu sang boobule xam naa ni waxtu wi boo demee ca diwaanam di nga gis ni jabootam ak kullu ku di taalibe yaa ngi nekk à fond li tubaab naan à fond ci waajtaayug màggal gi kon ñu ngi ndokkeel bu baax sëñ Abdou Samad Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ko wér jabootu Cheikhul Khadim yëpp donc màggal gi di ngeen ko dund en temps réel ci télévision Futurs Médias tey jii daanaka ci suba si la ñu ko tàmbali à travers ay plateau ak ay éditions spéciales fii ci télévision Futurs Médias allez ñu profité ci rek màggal gi it bu ngeen dee dem mën ngeen a jëfandikoo produit yi ngeen di gis bouteilles yi di feeñ ci suufu écran bi gamme la boo xamante ni Harmonia la tudd maanaam lépp lu ngeen soxla ci wàllu cetal ak xeeñal neex kër luy raxas tapis raxas karo raxas bool raxas oto nettoyer kër ba mu set daanaka existé na ak Harmonia gis ngeen ni daanaka produit yi bëri na am na ay produits d'entretien idéal pour seen kër seen espace de vie seeni sol seen surface carrelée seeni vaisselle en tout cas lépp rek ngir cetal mën ngeen a jëfandikoo bouteilles yii nii bu ngeen demee ci boutique yi wala ci grande surface yi di ngeen ko fa fekk mu ngi tudd Harmonia sakkan na donc bu ngeen dee dem Touba mën ngeen ci jënd yóbbaale ndax nag Harmonia itam mu ngi gunge taalibe yi ci màggal gi. Aboulaye Fatou Gueye bi ñu doon déglu sànq mënta ñàkk borom barak bi loolu moom boo ñu ko tegalee
ñu déglu ko bànneexu ci en attendant ñuy ñëw ak mbokk yi ci yeneen i sujet yoo xamee ni préparé nañu leen ko et puis suñu invité bi dinañ ko recevoir plutôt ci kanam tuuti en attendant ñu déglu li Fatou Guewel woyoon jëmale ko ci waajtaayu màggal gi. Touba
barak bi ak Ajaratu Fatou Guewel moom taalibe moom kenn dootu ko werante boo ko fekkee Touba day takk ndiggam na ci liggéey bi donc ñu ngi koy bégee bu baax woy wi di ci bégal sunu soppe yëpp ak sunu xarit yi ak fu ñu mënti nekk di ko préparer même France ñoom tàmbali nañu daanaka premier safar bi ki nga xam ne ni mooy sëñ Gana Messere dina fa amal événement bu mag démb rek ñu ngi koy annoncé ñu koy fàttaliwaat mbokku taalibe yi surtout yéen ñi nekk France ni Gana Messere mu ngi Paris le 1er septembre ginnaaw ëllëg et puis bu jógee Paris le 4 septembre mu ngi jëm fi nga xamante ni moo di Marseille dîner de gala la première édition grand chant spécial 18 safar xam naa ne taalibe yi noonu lañ koy waajalee ba keroog ñu jógee France googu di ñëw di fekkee màggalug Touba gi ren nag programme bile ñoo ngi ci njukkal sang yëpp waaye invité d'honneur bi di sunu sëriñ Cheikh Mouhamadou Karam Mbacké moom it yàlla na fi yàgg te ànd ku wér Gana Messere nag ku ne xam na ni dafa bokk ci télévision Futur Média donc bu amee événement bu ni mel àddina yëpp di ko préparer day doon sunu yëf. donc lii mooy yëgle bi pour ñi ko yëgutoon ñi ko yëg di ko wàcc itam teel a dem bi da ciy baax donc 1er septembre ginnaaw ëllëg mu ngi ca boori Bobigny dina fa amal cant ak waxtaan yu am solo bu jógee nag foofee ca Paris le 1er le 4 incha allah mu ngi jëm fi nga xamee ni mooy Marseille moom sëñ Gana Messere voilà Messere Maxtaar. bu leen fàtte li xew biir internet ca kanam di ngeen ko am bu ñu journalé ba noppi deuxième partie bi ak suñu invité daañu ci ànd ak Mamadou Ndiaye ak Ndioufa Line Mamadou Ndiaye qui est déjà prêt mairie bay xam naa ni ma ngay puudaru jigéen moom liggéey ak moom dafa xaw a metti surtout jigéenu léegi boo waree génn ak ñoom sax di dañuy jël 5 heures de temps pour préparer wu entre maquillage préparer jël seen temps mise en beauté mais bon heureusement ba heure bi jotagul mais quand même dañuy joxe sommaire bi ñu ngi lay nuyu Bale. maa ngi lay fay El Hadj di nuyu téléspectateurs yi nuyu internautes yi mairie de xanaa de tey sax moom yëfi njaboot da koo jàpp. ah ñëwul tey. tey nee na dañ ko kii rek ba suba tey dafa nekk ci xale yi. waaw noonu la. ah parfois ñoom noonu la. waaw noonu la yenn saa yi da ngay toog toppatoo xale yi. parce que mënoo dëkkee liggéey rek. voilà parfois de mënoo nekk ci kii rek parfois noo def ñu ñëw toppatoo xale yi. waaw moo tax ñu leen di jaajëfal ñoom jigéen ñi de parfois dañuy boole xale yi kër ga. ñëw di liggéey si vraiment ay jàmbaar lañu. elles sont braves. oui elles sont braves. surtout que parents yi léegi comme je dis tout le temps ñoom ñëpp ay xale lañu. donc ay xale yu teel a njaboot ndeysaan. mi ngi noonu. da ci gis xale bu ndaw am 5 doom. xale bu ndaw am 3 doom classe Bijou Ndiaye gi. comme ni nga koy waxee daal ay xale yu ndaw ay nekk parents. je te jure ay xale yu ndaw ay nekk ay parents et puis ñu ngi waajal ouverture des classes bon. 18 safar hashtag bi xew actuellement fi mu ne màggal gi rek la internet yi di waxtaanee on en parle tout à l'heure ci biir li xew biir internet bale. bilaay loolu moom fi mu ne nii mooy hashtag bi nga xam ne moo xew mooy 18 safar fi mu ne nii moom la ñuy waaj ci màggal ak Touba gi hashtag bi déjà gars yi lancé nañ ko xam nga ni murit yi moom rawatina ndaw ñi dañu connecté lool. ci xarala yu yees yi am na ay jumtukaay yu yees yoo xamante ni déjà commencé nañ ko génne ngir waajal safar gi waaye tamit surtout démb déclaration bu am solo bi nga xamante ni Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér def na ko vidéo bi mi ngi viral ci réseaux sociaux yi dinañ ci ñëw détaillé leen ko mais surtout ak yeneen i application yu yees yoo xam ni fi mu ne nii Hizbut Tarqiyyah murit yeeg yeneen i daayira yi ñu ngi koy waajal ngir mu nekk màggal gu mucc ayib incha allah yàlla na ci yàlla yóbbu ci jàmm. dinañ waxtaanee ñaaxarañ loo vidéo bi nga xamante ni aussi mi ngi viral ci mbirum mu ngi ko defee fële ca Monastir xam nga ni actuellement dafa doon accompagner équipe nationale bu basket bi nekk influenceur miin ngeen ñaaxarañ loo vidéo bi nag. créé na polémique ci réseaux sociaux yi gis naa Twitter ku nekk ngi ci commentaire démb daal boo laalee turam bi ñaaxarañ loo xam naa dinañ leen détailler vidéo bi muy filmer kii nekk ci liggéeyam mu ciy wax leneen ak leneen lam ci wax nag ñu ci bari d'accorduñ ci d'ailleurs ba fi mu ne ni mu créé polémique dinañ ci ñëw daal di koy détailler ak li xew ci biir internet bi El Hadj en tout cas en gros loolu moo ñuy xaar ci kanam dinañ ci ñëw en attendant ma bëggoon da nga bëggoon wax ci lii. non man kay internet daf ma jaaxal rek xaalala. chaque jour nga indi lu bees. c'est incroyable. oui fachosphère la quoi. loolu la de. tout le monde est spécialiste. tout le monde est donneur de leçons. tout le monde est coach.
tout le monde est conférencier. man de comprendre tuma affaire yi jaxasoo na de. non affaire day dafa jaxasoo nag internet am na benn waay ju ñu doon waxtaanal yàgg mun nañu yëf yi daf ñu raw mutation préparé wuñu ko woon bu baax affaire dafa ñëw rek daanu suñu kaw moo tax buy yenn dérive yu bari nga. non je ne pense pas moi je pense que ku ne sa jikko nga ciy wane. waaw mën na ne. voilà ku ne sa jikko nga ciy wane. ku ne tamit sa jikko affaire de mbedd la quoi. xam nga ñii ci mbedd yi ñii ngi saw ci mbedd yi ñii ngi tifli ci mbedd yi ñii ngi for mbalit yi ñii ngi toog buntu kër ku ne ak ni nga mel. donc je pense que ku ne ni nga mel rek loolu ngay wane. peut-être ci réseau social ah. loolu ngay wane ci réseaux sociaux yi. moo tax ku ne sa nature rek moom ngay wane ci réseaux sociaux yi. mais jaxasoo na de. waaw jaxasoo na nag fi mu ne nii moom. ñaa lu mu def moom. ñaa ab vidéo rek la dugal nekk fële ca Monastir di mën a wax ni am lu muy wax koo xamante ni day liggéey peut-être déggul wolof mu wax ko nag vidéo bi je pense mën nañ la bàyyi ñu ak téléspectateurs yi internet yi ñu seetaan ko ñëwaat. gérer ko def li mu war a def jaar fi mu war a jaar. yéen a liggéeyoo boo màggee ñi ngay mel pas yu perte yi ne ci restaurant yi nii di joxe affaire xam nga kii dafa fooy ndawam dong moo tax mu màgg toll nii di joxe affaire mais bu liggéeyoon ndawam gérer ko def li mu war a def jaar fi mu war a jaar. dana romb fii di jox ay moroomu doomam ndox nii muy man ak muy yéen ñi ma si daan nag keneen ku mu mën a doon. yéen ak liggéeyoo boo màggee ñi ok loolu la ko wax. loolu la ko wax voilà mu nekk vidéo boo xamante ne fi mu ne nii créé na polémique ci réseaux sociaux yi gis naa Facebook ku nekkee ci commentaire Instagram pareil Twitter gars yi ku nekkee ci joxe sa xalaat. ma ni Youssou Ndour moo mën a way. lu mu way. nit ku dul juum amul. dëgg la yëfi nit la def voilà je ne le défends pas mais nit ku dul juum amul. dëgg la nit ku dul juum. internet bii ku ko topp réseau social bii ku ko topp. mais am na loo ñuy wax souvent naan ñu tegg naan kii la rek natt la ku nekk day teggi. waaw da ngay teggi rek am na ñoo xam ne ñaari loxo ñii ñetti loxo am na ñu fégal am na ñoo xam ne may nañ leen jàmm. am na ñu fegalagul. wallaay dafa juum rek xam naa. non dafa juum rek en tout cas dinañ ci ñëw détaillé ko ci li xew ci biir internet waaye am na benn challenge boo xam ne bëgg naa nga def ko dama gis vidéo bi rek man commencé gis ak sa team. mais man waxagu leen ma Nabou Dash ak Bergane fan la ñu mujjee. ñu ngi ci mais démb xam na détaillé dañ la ak mairie wala da nga bëggaat ñu ñëwaat. dafa bëgg faatu de pourtant Nabou ku bëgg faatu la. xam nga hypocrite la bi ko faatu di ngóobu ci saa si ma bëgg a am numéro téléphone am pour ne ko faatoo ngi lay xeelu mais après ma ñu naa bàyyi mu sedd rek mais bu loolu weesoo. war ngeen maa lijjantil nu Nabou mujjee Bergane. waaw waa kër Paul Pogba yi itam kuy rey say noonu. dëgg la fekk mën a woy. loolu de ci ñëw de. yow loolu metti na ma de. non lu garaaw la loolu. boobu ma gën a naqari ba su ñaa bi démb sax naqari ma mais Paul Pogba ak frère. ak Mathias metti na ma de. Kylian mii mu bëggoon liggéey aussi duñ ci wax. waaw est-ce que liggéey bi dëgg la. donc defagul révélation dafa wax il n'a encore rien dit. junju mais surtout dafa am nag élage. waaw ci mbiri coow li dafa am leneen lu ci jugaat moo di. am na cas bu bees. moom Mathias mii dafa am ci compte Twitter am dafa am benn compte fake. boo xamante ni commencé kii waxagul révélation dafa menacé rek am ku ñu dem créer compte fake di ci wax ay révélation yoo xamante ni gis naa ni ñëpp nga koy partagé. pour le moment yaakaar ni Mathias moo ko wax alors que dara génnagu ci. Mathias dafa génne vidéo yi. génnewul dara. ay menaces rek la def fii la yemagum. def ko ci ñeenti langue. ay waay. waaw nee na da koy def ci ñeenti langue ngir wasaare rakam ji di Paul Pogba nekk star di fàttali ni Mathias mii moom footballeur la woon de waaye amul carrière bi Paul Pogba am. loolu point la. voilà. waaw loolu point la. bon yàlla baax na. dinañ ci ñëw yëpp détaillé ko fi mu ne nii daal. yi nga wax ni yi nga lim nii. daanaka buñ fi toog ba minuit ci lañ ci nekk mooy nekk lii xew ci internet bi. bon bàyyi la nga dem préparer wu. jaajëf El Hadj à tout à l'heure. tout à l'heure. on vous retrouve ci li xew biir internet ci kanam tuuti ak Mamadou Ndiaye alors on va retrouver dans quelques instants Mamadou Ndaw bu Orange pour xool kan mooy millionnaire tey bi puisque chaque mardi Orange dafay ñëw pour li nga xamante ni mooy seen série. dégg maan seen série pour seen jeu Megawin
voilà s'il est là on le reçoit s'il n'est pas encore là ñu jàll ci leneen juste vous rappeler que Orange jagleel na leen application bii di Wido alors Wido nag daanaka plateforme la boo xamee ni daf leen di permettre ngeen mën di seetaan ay concert ay documentaire ay vidéo ay film en exclusivité maanaam ay mbir yoo xamante ni du ngeen ko am YouTube du ngeen ko gis ci télévision du ngeen ko gis ci benn plateforme te pour ngeen am ko da ngeen di fay lu cherul daanaka comme je dis tout le temps daf xaw mel ni Netflix bii nag ñoo ko moomal suñu bopp donc si vous avez envie vraiment de regarder des séries et des films documentaires ou concerts mën ngeen abonné wu ci Wido WIDO am nañu ko am ba pare parce que rappelez-vous Bercy 2022 bi Youssou Ndour ak Super Étoile ci plateforme boobule la ñu doon wone li nga xamante ni moo di bal bi en exclusivité Wido nag application la boo xamee ni daf leen di permettre ngeen accéder ci ay vidéos pour la plupart locaux et exclusifs 24 heures sur 24 7 jours sur 7 depuis seen téléphone portable seeni tablette wala seen ay téléviseur alors pour vous abonner mën ngeen dem ci www.wido.tv am na ay formule yu bëri yu ñu leen di proposer payable par crédit téléphone wala ci seen calpe Orange Money am na abonnement journalier maanaam par bis ngeen fay lu toll ci 100 francs daf leen di jox accès ci catalogue bi yëpp en illimité pendant 24 heures ci benn appareil et puis am na itam abonnement hebdomadaire am na par semaine 500 francs ngay fay daf lay permettre nga am accès ci catalogue Wido bi yëpp en illimité pendant 7 jours ci ñaari appareil en simultané maanaam boo jëndee abonnement hebdomadaire bi di nga mën a am contenu bi ci sa téléphone portable ak sa téléviseur wala ci sa téléphone portable ak beneen téléphone portable comme ni ngeen di awante code Netflix yi c'est possible grâce ak seen application bi di Wido bu la neexee tam nga def abonnement mensuel bi boobu 1500 lay jar offre bu local la daf lay jox accès sur l'ensemble du catalogue en illimité pendant 1 mois ci ñetti appareil donc mën nga ko am sa code ci sa téléphone portable mën nga may keneen ci beneen téléphone ba muy ñett donc loolu Wido moo leen koy proposé Wido est également accessible pour sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew on les appelle des sénégalais de la diaspora ak abonnement boo xamante ni mu ngi toll ci 3000 francs CFA te mën nga ko régler par carte bancaire donc Wido mooy meilleur ci wàllu création africaine ñu ànd ak moom ci bëccëg bi ci télévision Futur Média alors quelques événements qu'on est en train de préparer en attendant ñu recevoir Fulgence Gakou tey il va nous parler de son événement yenn saa yi ma tooñ ko ne moom daanaka ci suñu mbokk chrétien yi mooy seen Mouhamed Niamou Serigne Saliou defe naa non mooy seen Aboubacry Samb voilà il a beaucoup de talent il viendra donc nous voir ñu wax leen événement bi nga xamante ni mooy concert 3 septembre bi Viviane Chidid Wally Balago Seck ak Dip Doundou Guiss donc événement la boo xamante ni ba léegi billets yi yéen a ngi tàmbali di ko récupérer donc vous avez encore quelques jours pour dem jëndi ko d'ailleurs demain ñu ngi préparer recevoir leen ñoom ñi nga xamante ni ñooy tëgg date boobu noonu ca CICES le 3 septembre Abdoulaye fatal ma foofu ak benn. asalaamaaleykum waa adduna asalaamaaleykum Sénégal Wally Balago Seck Viviane Dip Doundou Guiss le 3 septembre African Summer Jam fii lay xewee CICES. sama gars yi lu musul xew lu musul am fenn Reggae Time la ñu wax ak live African Live Jam le 3 fii lay xewee incha allah lu neex na ñëpp ñëw ñu enjoy. 97 15. wala 76 692 22 22 voilà donc loolu mooy événement wu 3 bi le 3 Paplam du samedi la samedi bi mooy le 3 léegi samedi bu dee le 3 vendredi bi Viviane day génne lu bees na ngeen ko teel a xaar voilà woy bu bees clip bu bees vendredi lay génn yëg-yëg la ko tuddee d'ailleurs lii sax maa ko doon jéem a colporté cam langal noonu di ay datam moom Viviane donc le 29 septembre bi mu ngi nekk Magic Land concertu xale yi la bal des enfants la ko tuddee maanaam à partir de 16h mën ngeen jël seen doom yi yóbbu leen Magic Land
Viviane ak Jolof Band tëggal leen en live léegi nag bu baalu xale yi jeexee le 29 le 1er octobre mu ngi jëm King Fahd Palace soirée de gala entre connaisseurs soirée privée maanaam les places même sont limitées parce que du ñëpp nar a am possibilité fekkee soirée de gala bi à partir de demain dinaa leen jox numéro de téléphone yi leen di permettre ngeen réserver jënd ñu livrer leen seen entrée table voilà nombre de places limité parce que soirée select lay doon ce sera pour le 1er octobre xam naa coro di nga couplé ak Alsane ñëw ak sa muraay ñëw toog et puis yéen ñi nga xamante ni yéen a ko bëgg a fekkee je vous donnerai des numéros de téléphone dès demain pour képp koo xamante ni bëgg na fekkee le 1er octobre bi donc le 29 bal des enfants ca Magic Land à partir de 16h na ko seen doom yi préparé sañse xale yi dañuy sol costume dañuy sol robe parce que dañuy amaale seen tapis rouge ni mag ñi di baalee noonu la xale yi nar a baalee le 29 à partir de 16h ak Viviane Chidid et puis le 1er octobre ñu dem fi nga xamante ni moo di King Fahd Palace en attendant vendredi lay génnee single bu bees voilà pour accompagner mélomane yeeg ay fansam en attendant ñaari date yooyu mais n'oubliez pas le 3 septembre en tout cas ñu ngi CICES ci grand spectacle Viviane Chidid ak Wally Ballago Seck ak Deep Doundou Guiss regintas bi may ma ko foofu Apulaay nga tegal ma ko ñu bégal ci Aïdounet Dadouze Aïdounet Dadouze on te souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire c'est de la part de toute la famille Deyman Aïda Thiam Chérif la bokk ndeyam Hélène Thiam ca Angleterre donc Aïda ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire Aïdounet Dadouze noonu laa ko tuddee di ci bégal itam madame le maire Thiaba Diagne nee na ma ñoom Bouba ak ñoom Mouhamed Sano il faut que le 29 ma solal leen seen costume ñu dem fekkee soirée Viviane bi non pas soirée Viviane après-midi Viviane bi voilà le bal des enfants xale yi ñu ngi koy préparer voilà ak ban date Apulaay oui ñu ngi jëm tam Paris Pape Diouf ak Génération Consciente ca fi nga xamante ni mooy Méridien Porte Maillot voilà c'est à Paris lii nag daanaka ñëwagul mais préparer leen ko ñu ngi lan ñu ngi août suba lay jeex septembre donc lu ci des septembre octobre novembre décembre am nañu daanaka 3 mois pour préparer ko retrouvailles la nag li ma ne démb Pape bu tëggee Bercy retrouvailles bu tëggee Doc Pullman retrouvailles bu tëggee Zénith retrouvailles te retrouvailles yooyu dañu koy gëj di am nañ ko bu yàggul ak Youssou Ndour Grand Bal waaye gëj nañ ko am Pape nag da koy tollanti le 23 décembre ca fi nga xamante ni mooy Méridien Porte Maillot mooy fi Youssou raxasee Bercy xam nga dafa tëgg Bercy ci Accor Hotel Arena le lendemain mu tegaat beneen soirée de gala foofu nag ci même bërëb bi fa la rakkam ji Demba ñi nga jogomaay woo Sénégalais yépp ñu fas yéene fa retrouver le 23 décembre incha allah grand bégué gala des VIP Pape Diouf ak Génération Consciente. Apollo amaat ci agenda bi Yoro Ndiaye Yoro sax tey laa bëggoon mu ñëw waaye man maa ngi nii rek ab serveur la Coro Mbar Ndiaye ak rédaction bay togg man dañ may jox rek ma servi tey nag xam naa du ñëw mais fii ak ay fan dinañu ko dalal moom nag Yoro Ndiaye mu ngi préparé moom itam anniversaire am 3 septembre nag date bu ful la parce que ñu bëri dañ ko jàpp donc le 3 septembre moom Yoro Ndiaye mu ngi amal dîner de gala pour célébrer son anniversaire ca fi nga xamante ni moo di Radisson Blu foofee nag bu ngeen fa demee di ngeen mën a dund spectacle bu exceptionnel Yoro qui a beaucoup de talent xam nga musique sénégalaise dundaateel ak ndaataatalax rek acoustique bi itam ak beneen genre bi am na yenn artistes yoo xamante ni ñoo ngi ci di ci bay seen waar boo demee seen ay spectacle da ngay kontaan c'est-à-dire soirée yu seen ay soirée du bëri bruit du bëri cambar du jaxasoo Yoro Ndiaye boo demee soirée am da ngay kontaan Carlou D boo demee soirée am da ngay kontaan Cheikh Ndigal Lo boo demee soirée am da ngay kontaan Frère Guissé boo demee seen soirée da ngay kontaan y a de grands artistes donc Yoro Ndiaye mu ngi préparer anniversaire am le
3 samedi bi ce sera au Radisson Blu, entrée 50 000, soirée select à ne pas rater. Youssou Ndour nag gëj naa tëgg waaw gëj na tëgg lool sax sama rakk ji loolu la may laaj léegi nii Kamal Silla waaye xam nga sa baay ma gën a jege Youssou boo bëggee xam Youssou kañ lay tëgg da ngay woo sa papa nga ne ko papa ñun dañoo bëggoon xam lan moo jot Youssou ndax ñun ñii bu ñu bëggee am ay information ci entourage Youssou la ñuy jaar entourage Youssou nag koo ci romb mu ne la grand bi waxtaan na ak man nee na kontaan na ci yow lii la yàlla dogal donc Kamal bu ma indil benn problème man Youssou gëj naa koo gis kañ laa gëj a gis Youssou bi ñu ne dans 30 minutes dafa war a yéeg ci scène bi Bercy ci laa ko fekk ci loge am ziar ko ñaanal ko mu ne ma pap Bercy ren bi sama yaay laa ko tuddee gémmiñam ak sama nopp barki borom Touba bi ma génnee nag jaay maa naa dox di won nit ñi ni Youssou ma woolu maa mun a wanewu bi ma génnee ci loge Youssou bi de maanaam maa ngi xool nit ñi ndax gis nañ ma bi may dugg ak bi may génn pour wane sama jege Youssou Ndour quoi biñ ma ne Youssou lay woo dama ne bëri tuuti ma fel Omar Gueye yegg waxtaan ak moom mu ne ma pap Bercy bi ren sama yaay laa ko dédié sama yaram bi daw xaw naa faa jooy tuuti sax xam nga bu ma nekkee ak moom damay am émotion ma jooy fa jooy yu ndaw moom Youssou Ndour gëj na tëgg nag xamuñu kañ lay tëgg c'est vrai que mu ngi doon def tournée internationale bëri na ci ay dëkk yoo xamante ni après Bercy def na fa spectacle mais fii Dakar ñu ngi koy xaar Johnson Meng lakkal na ma mais booy kañ la ñuy raxas Bercy xale yi sonal nañ ma Youssou kañ lay tëgg barki Dembo Ndiaye rakk ji c'est gam rakkam moo ñëw taxaw fii Bouba Ndour naan ma mais Youssou gëj na tëgg ma ne ko yow c'est comme yow yaa def remarque bi massamaak ñun ñi nga xamante ne bu doon suñu sago Youssou chaque samedi mu tëggal ñu donc actuellement ñu ngi xaar est-ce que dina tëgg on ne sait pas mystère et boule de gomme mais en tout cas manqué na Dakar te bu annoncé datam leer na ma ni kenn du ko waaj ndax ci saa si bu ko annoncé ci la ñuy dem jënd suñuy ticket pour mën a fekkee li nga xamante ni moom la ñu namm mu dóoral ñu ko fii ci Dakar léegi nag Apulaay yaay seet am nañu quelques minutes en attendant le journal bay recevoir suñu invité bu la neexee nga teg Youssou bu la neexee Wally ak Viviane tànn sa bu la neex la ñu béggal ci téléspectateurs yi doog a dellu si ci plateau bi di nuyu sama copain Serigne Babacar Gueye Bacon le grand artiste infographe ñu ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu tamit suma rakk yoo xamante ni démb la woon seen anniversaire dama koo fàtte xaaral ma profité ci nuyu leen Adja Kiné Adja Marietou ak Annabella ça c'est mes petites sœurs Ami Diallo mooy seen yaay ca Thiès démb la woon seen anniversaire donc mieux vaut tard que jamais on leur souhaite un bon anniversaire Aïcha Babacar moom tamit mu ngi Allemagne démb la woon anniversaire am mieux vaut tard que jamais on lui souhaite beaucoup de bonheur ak képp koo xamante ni diggante démb ak tey moo nekk sa bis donc ñu may leen Youssou Ndour wala Viviane Wally Seck voilà tegal regintas bi on se fait plaisir et puis on se retrouvera juste après. Viviane vendredi donc rendez-vous samedi ca fi nga xamante ni mooy CICES bu ngeen demee di ngeen mën a fekkee spectacle bu exceptionnel donc Dip ak groupe am Wally ak Ramdan Viviane ak Jolof Band 3 normaux 3 grands artistes ci benn scène loolu nag di ngeen ko dund d'ailleurs demain on va en parler ci Midi Plus bi puisqu'on les recevra ci plateau bi en attendant on va enchaîner avec une page de pub publicité yi bu jàllee ñu ànd ak Fatou Kiné Dem moo ñuy présenter journalu wolof bi bu jàllee ñu recevoir suñu invité tey Fulgence Gakou il viendra nous parler d'un grand événement qu'il est en train de préparer et puis on retrouvera Mamadou Ndiaye pour votre journal du web. À tout de suite.